am na ne lépp luy anomalie dinañ ko teel a détecté taxaw si ba nga xam ne dina mën a am mucc si jàmm ak salaam moom ak doomam. dinañ ci gën a ñëw nu mu yaatoo ñuy fàttalil ne émission bi nag nekk na émission ci lëkkaloo bu ENDA am ak rajo Génération FM di leen fàttali ne ñu ngi dalal tey ji Joël Bandagny ginnaaw démb ba ñu dalalee kii di Florentine Gomis ñu waxtaanee woon lu jëme ci planning familial am naa yaakaar nag balaa ñu wax ci planning wax ci wan na lor wala itam jur doom ba tax sax ci wan na lor boobu noonu moom lañ ñuy waxtaanee mu xamal ñu ne tey consultation prénatale nekk na lu am solo lool donc waaye dañuy dellu si waat moom mii rek nga xam ne moom moo di Joël Bandagny ñu dellu ci moom daal di koy laaj définition boobu mu ñu defaral noonu ci wàllu consultation prénatale maanaam saytu gi ñuy saytu jigéen ñu warul jib ngir mën a topp li nga xam ne moom mooy ëmb xale bi est-ce que jigéen ñi de façon générale mais surtout fii ci Ziguinchor bi nga xam ne moo ñu soxal est-ce que jigéen ñi dañuy def consultation prénatale. waaw jigéen ñi dinañ ñëw consultation prénatale mais du comme niñ ko bëggee parce que li ñu seetlu dinañ am ay patientes yoo xam ne bu ñu egsee des fois du ñu ñëw dañuy ñëw si wasin lañ leen di gisee fekk defuñu benn visite beneen bi nga xam ne nag moom mooy bi ñu gën a soxal dinañ ñëw waaye dinañ yéex a ñëw de ce fait lu si ëpp première consultation bi nga xam ne la ñu war a def balaa ñuy ñëw dina fekk période bi dina passé boobaa dañuy raté seen première consultation prénatale. est-ce que mën nga dellu si nga wax ñu ci tënk ñaata consultation la ñu war a am jigéen bu warul maanaam jigéen boo xamante ne dafa war na lor ñaata consultation la war a def ak ban mooy solos consultation bu nekk. ci domaine santé publique bi ñu nekk. consultation yi nga xam ne moom la ñuy def di ko woowee consultation prénatale bu néewee ba néew war na am ñeenti consultation prénatale bi ci jiitu ci diggante bu muy war na lor ba bu muy am ñetti weer ak ñaari semaine war na ko ci def bi ci topp war na ko def ci bu muy am ñeenti weer ba jàpp juróom benn weer yu mot ñetteel bi ci bu muy am juróom ñaari weer jàpp juróom ñetti weer ñeenteel bi ci bu muy dugg ci juróom-ñeenteelu weer bi mais bu weesoo ñeenti consultation yooyu bu xasee ba def consultation juróom-ñeenteelu weer bi boobaa nag consultation yi du fa yem chaque fukki fan ak juróom femme bi day ñëwaat ñu xool ko ba bii ko yàlla di may boppam ak jàmm ak salaam. léegi wax nga sànq consultation yi maanaam étape bu nekk première consultation bi ñu yemandi ci boobu lan mooy njariñ bi lan ngeen di détecter réellement par rapport ak jigéen bi nga xam ne moo war na lor. première consultation bi lii biwam déjà mooy dëggal ne jigéen ji ëmb na walla weddi ko bu ñu dëggalee nag ba mu wóor nañ ñu kii nii dafa ëmb ci la ñuy tàmbalee consultation prénatale yi daal di def première consultation prénatale boobu daal di saytu femme bi xool moom naka la mel ndax am na ay feebar yu mu àndaaleel ci lañ koy bindal analyse yi nga xam ne war na ko def pour xool ndax amul yeneen doomu jàngoro yoo xam ne peut-être bët mayuloo nga gis ko walla nit ki peut-être moom xamal ko moom ci boppam ne mi ngi ak moom ci lañ koy def ci la ñuy xoolee ndax femme bi manqué na deret am déet parce que ñëpp xam nañ ne ëmb ak deret ñoo ànd ndax booy wasin dangay ñàkk deret ci la ñuy éduquer femme bi ci naka la war a soloo pendant grossesse bi lan la war a lekk hygiène de vie hygiène comportementale hygiène vestimentaire wax ko ci li nga xam ne fi dëkkuwaayam lan la war a taxawoo pour moytu sibiru gi wax ko tamit ci li jëm ci tëdd ci moustiquaire bi ci lañ koy wax aussi mu def échographie aussi bu nga xam ne moo ñuy permettre ñu xam ndax ëmb gi mu ëmb bu baax la ëmb bi fu mu sosoo ndax place bi mu war a nekk la war a nekk ndax ëmb bi mi ngi évoluer normalement ci lañ koy commencer aussi supplémentation en fer bi. waaye li nga fi expliqué lépp te mu jëmee ci première consultation bi mbaa sama mbokku séeréer yi duñu daal di yem foofu rek est-ce que dañoo war a yem foofu réellement walla lan mooy solos bi ci topp.
consultation yi comme ni ma ko waxee yépp a ci am solo amul benn bu gën a am solo moromam donc gis nga li ma wax léegi ci consultation prénatale bu njëkk bi xam nga ne loolu yaatu na donc ku ko rate xam nga ne rate nga lu bari donc buñ ci jógee noonu dinañ daal di dem ci deuxième consultation prénatale bi deuxième consultation prénatale bi comme ni ma ko waxee léegi moom mooy am ci 4e mois bi maanaam ñeenteel weer gi jàpp ba juróom benneel weer gi fu muy motee boobu tamit dinañ saytuwaat jigéen gi saytu doom bi mu ëmb ci biir bi xool analyse yu ñu ko bindaloon bu fekkoon amoon na ay anomalie yu ñu ci décelé woon ndax anomalie yooyu corrigé nañ ko bu fekkee corrigé wuñu ko ñu gën ci wëy bu fekkee am na feebar yu muy wëyaale aussi ñu xool suivi feebar googu bu fekkee tolloo nag ñun suñuy capacité sage-femme bu ko weesoo aussi dañ koy référer ci médecin gynécologue wala médecin spécialiste par rapport ak feebar gi mu amee mu xool ko gën ko saytu ci la ñuy commencé joxe aussi per bi pour aar ci doomu jàngoro sibiru gi gën a waxtaanaat ak femme bi parce que dinañ xool évolution am ak évolution doomam ndax am na yokkute gu mu war a am ci poids am doom ji aussi am na poids gu mu war a am ak taille bu biir bi war a am loolu yëpp ci lañ koy xool ci la ñuy bind deuxième échographie bi muy échographie bu am solo ndax ci lay fekk cëru xale gi yëpp génn ñu xool ndax xale bi amul benn malformation ci yuur bi ci cœur bi ci rein yi ci fépp daal nga xam ne cër yëpp génn na dinañ ci xool ndax malformation amu ci ak ndax cër yi ni ñu commencé fonctionner ndax normal na aussi loolu mooy deuxième consultation bi maanaam ñaareelu consultation bi nga xam ne boo wanee lor danga kaa war a amal muy tamit beneen bu am solo man sa xaw ma woon ni solo soosu yëpp a ngi ci donc ma lay xamal rek ne ñu mel ne man bëri nañu dañuy dégg consultation prénatale duñu ko fullaal duñ ko fay daal donc ñu jàll ci ñetteelu consultation bi boobu nag ban solo la am ndax boobu dina fekk bébé bi dëgër mais ban njariñ la am comme ni ma ko waxee rek amul benn bu ci néew njëriñ amul benn bu ci néew solo ñetteel consultation bi aussi dinañu permettre toujours ñu suivre évolution wu xale bi suivre évolution maman bi xool naka la ñu def xool ndax ñoom ñi ngi ci jàmm ndax évolution bi croissance su xale bi ci biir bi ndax normal na ndax femme bi mi ngi lekk gu normal ndax yiñ koy tere ndax mi ngi koy def comme ni ma koy waxee toujours dans la poursuite de la correction de tout ce qui est anomalie dinañ xool lépp lu ñu gisoon ci premier bi wala ci deuxième bi dinañ xool ndax loolu mi ngi woy dafa nekk ba léegi wala ñun li ñu taxoon jóg antu na ndax faj anomalie boobu corrigé nañ ko bu dee corrigé wuñ na ko dañuy continuer di woy tamit di ko topp pour balaa muy wasin yooyu yëpp fekk du àndaale ak moom ci wasin gi dinañ ko bindal foofu tamit troisième échographie bi nga xam ne nag moo ñuy leeral fa encore ndax toujours ndax amul malformation ndax xale bi aussi ndax fonction am yëpp ñi ngi dox mais aussi si la ñuy commencer def aussi évaluation li nga xam ne moo di accouchement bi poids xale bi ci ñaata la toll taxawaayam ci ñaata la toll yaay ji ko ëmb naka la toll ci taxawaay ndax taay gi mu am ndax permettre na ko ñu xalaat ndax dina mën a am complication wala du am complication ci wasin bi buñ ko xalaatee daal di ci gën a xuus gën a dem bu ñu xuusee gën a dem daal di xool bu dee antu na war na mën a wasin centre de santé wala case de santé wala poste de santé ñu xam bu fekkee ne koo xam ne warul wasinee foofu yëpp ñu teel ko yebal ci gynécologue mu teel ko saytu teel a def évaluation ak moom xool ndax da koy kii surveiller ko buy wasin wala da koy programmer ci saa ci césarienne donc troisième CPN gi daanaka loolu lañ ciy def. muy lu am solo boobu muy yem ak 9 mois n'est-ce pas. boobu mu ngi yem ak 7 mois 8 mois. 8 mois waaw. Ginnaaw nag ba ñu duggee ci li nga xam ne mooy détail yu consultation yooyu est-ce que mën nga ñu wax le plus souvent yan feebar ngeen di détecter ci jigéen yi wan la lor yoo xam ne mën na leen a sonal. waaw ci biir ëmb feebar bu nekk mën na see am ndax ñëpp xam nañ ne jigéen juy sëy gu nekk ñaan nga yàlla. am njaboot ci biir sëy gi donc comme man comme yow comme keneen
mu nit ki mën na ñëw am ay feebaru boppam yi nga xam ne moom la àndaale di ko jëmee ci tension li ci jëmee ci diabète li ci jëmee ci drépano mais am na ay feebar aussi yoo xam ne dinañ ko gis ndax xam nañ ne ëmb du ëmb yëpp a sedd am na ñu nga xam ne bu ñuy ëmb dinañ àndaale ak wocc gu métti gu tar gu leen sonnal loofal leen loolu moom dinañ ko faral di gis lu bëri lii di infection aussi yab na jigéenu bu wërul parce que am na ay changement hormonal yu bëri yuy am ci moom mais li ñuy comme ni ñu koy waxee liy waral consultation prénatale bi mooy teel a xool yooyu yëpp gëstu yooyu yëpp xool li nga xam ne femme bi ndax ci biir famille yam ndax moom personnellement amuñu ay antécédents feebar yu mel noonu nga xam ne dañuy permettre ñu teel ci jóg teel ci bàyyi xel di ko xuus ak moom ndànk di ko suivre ba mën see mu am wasin ak jàmm ak salaam. donc daal mën nañu jàpp ne consultation prénatale yooyu bu ko jigéen ñi di def dina tax ngeen teel a gis lu ne ci ñoom teel a prévenir teel ko faj. effectivement loolu mooy lii di bio consultation prénatale bu nit ki amee li nekk ci moom mu àndaale ak moom ñu teel a xam loolu ànd ak ëmb gi noonu naka lañ ciy jógee ba nga xam ne ëmb bi du lor li mu nekkee woon gën ko yokk mais loolu tamit bu mu lor ëmb bi surveiller aussi bépp complication goo xam ne nekk fa woon mais ci biir ëmb gi mu daal di fa feeñ ñu mën ko traiter à temps mën a suivre femme bi ba nga xam ne dina mucc daal di gëstu rek daal di ree jigéen ñu bari nag dañuy faral di wax naan hôpital boo demee maanaam boo wannee lor ba dem dañ lay feesalal ay fer dañ lay naan loo fer ba nga découragé léegi fer yooyu lan moo tax ngeen koy jox jigéen yi nga xam ne dañoo wan na lor. waaw fer bi li ko waral fer pour yokk deret la lu ne ku nekk alimentation bu équilibré moo tax ñu naan alimentation bu baax mais ñëpp xam nañ ne fii nii ñun amuñu alimentation bu équilibré koom bi mi ngi ci mais aussi habitude alimentaire yi aussi bokk na ci donc femme boobu noonu déjà bu ñu ñëwee di consulter bu ñu xoolee ci fukki jigéen yu ñëw di consulter yu ne bu ci ñaar amee li ñu soxla ci deret pour ëmb gi juróom-ñett yépp amuñu ko donc loolu moo waral ñu leen di jox fer boobu pour supplémenter dooleel li ñuy lekk mu may leen li nga xam ne moom la yaram bi soxla pour gën a mën a liggéey pour ñoom seen deret yegg fi mu war a yegg ndax déjà nga xale bi nekk ci kii ëmb lépp lu mu soxla ci yaayam la koy xëccee fépp la koy jëlee yaay ji mu am ko mu ñàkk ko am moom du mànkale ndax moom li mu soxla dina ko jël donc bu fekkee ne yow déjà li nga war a am amoo ko ñu ñëwaat di jëlaat ci loolu nga am boobaa defe naa loraange dina gaaw looloo waral nag ñuy supplémenter en fer famille comme ni ñu koy waxee jigéen warul moom ay bañ-bañam day bëri mais fer moom dafa nekk loo xam ne mënuñu ko tàggale ak jigéen ju wër waaw. En dehors de fer bi ban comportement alimentaire la war a adopter. donc comme ni ma ko waxee léegi alimentation bi dafa war a équilibré alimentation bu équilibré mooy war nga lekk ci céréales war ngaa lekk ci yàpp war ngaa lekk ci jën war ngaa lekk bu am diw war ngaa lekk bu am ay féculents donc dina ma xaw a jafe tuuti pour ma firi ko yëpp bu ci nekk ci olof mooy maanaam daal yàpp jën war nga lekk tamit li jëm ay ñambi ay pataas mais li ci jëm ay ceeb mais pas nga focaliser wu ci benn lekk rek lekk légume bu bari lekk fruit bu bari donc loolu yëpp ci alimentation bu équilibré la voilà. sànq da nga wax lu am solo muy jigéen ñi nga xam ne bu ñu wonee lor seen bañ-bañ dafay bari léegi yaa ngi ma wax lu jëme ci diw jën yàpp am na ñoo xam ne bu ñu wonee lor loolu lépp dañ koy bañ bu ñu ko lekkee rek dañuy wàccu léegi par rapport à ces gens ban taxawaay yéen ngeen di am ci ñoom wala lan nga leen di xelal. ñun li ñuy dee di def en général parce que ñu ci ëpp bu ñu commencé am ay bañ-bañ yu bari ay wàccu sonnal leen lu ci ëpp dinañ waaxu ci ñëw kër hôpital ñun nag bu boobaa dinañ am suñuy pexe aussi yu ñuy def. dans la plupart des cas yàlla dina ci def ndox bu sedd ba nga xam ne nit ki dina mën a am un semblant d'alimentation bu normal am na nag ñoo xam ne nag
bëriwuñu waaye dina ci am du ci ñàkk ñoo xam ne moom seen ëmb moom ko jëmee premier jour ga ba bés ba bu ñuy mucc ñi ngeek woccu ñi ngeek bañ waaw mais li ñuy wax femme gi dina am loo xam ne ne sa xel dina ko nangu yow xoolal li nga xam ne sa xel nangu na ko nga koy lekk ñu dooleel ko ak fer gi ñu koy jox dooleel ko ak ay vitamines surveiller ko xool ko par rapport ak malgré bañ yi muy am ñu xool malgré alimentation bi mu nekk di am ndax moom mi ngi am croissance bu normal pour grossesse bi ak moom wér-gu-yaramam ndax mi ngi normal. yaa ngi wax lu am solo mu jëmee ci consultation prénatale xam naa nag ñi nga xamante ne ni ñoo ñuy déglu ku ci nekk mu ngi jël njëriñ ci émission bi nga xam ne nag ñu ngi ciy dalal kii di Joël Bandagny mu nekk sage-femme foofu ca hôpital Silence bu Ziguinchor lii nag di émission lëkkaloog rajo Génération FM ak it waa ENDA ñuy wéy ba léegi ci bile émission di waxtaanee consultation prénatale muy lu am solo loolu jigéen ñi déglu émission bi ñu leen di ñaax ngeen gën a taaxibru rek ndax tey moom balaa ñu fee jóge lépp lu waree ci jigéen balaa muy wësin lépp li war ci moom rek di ngeen ko daal di dégg tey ak suñu spécialiste du jour di Joël Bandagny ma desandeeg yow ba léegi man bi may ñëw sànq di def émission dañ ne ma xawma looy wax waaye boo yeggee xam leen ne échographie moom cher na ñun amuñu xaalis yow ban réaction nga am par rapport ak loolu te borom kër sax moo ma ko doon wax nee na moom ñaari jabaram yi dañoo wan na ndoolor waaye day fay fii léegi nag par rapport ak kooku xëj na mu ngi ñuy déglu lan nga am loo koy tontu. waaw échographie cher na cherul parce que comme ni ma koy waxee rek wér-gu-yaram amul njëg kii nga xam ne dafa wan na lor mi ngi ñëw ñu ngi koy xool ñu ngi saytu peut-être am na ñun fu suñu xool ak suñu seet mën a yem mais am na loo xam ne échographie ki moo ñu koy leeral te échographie bu mu demee ba dugg ci li nga xam ne mooy mbirum jigéen ñun mënatuñu tàggali ko moom parce que gis nañu njëriñam gis nañu lu ñu dimbale suñu liggéey mais gis nañu aussi lim ñu dimbale ba nga xam ne ñu mën ci sauver ay vies yu bari parce que am na loo xam ne tant que defoo échographie mënoo ko xam nga ñëw ñu bindal la échographie nga daal di ñëw indi ñu ne la échographie baax na amul dara amaanaa nga jàpp ne lii dama doon yàq sama xaalis pourtant yàqoo sa xaalis parce que xam nga ci li nga nekk xam nga sa doom ci lu mu nekk xam nga ne mi ngi évoluer normalement mais yow miy deful échographie xamuñu sa ëmb nu muy woyee comme ni ma ko waxee sànq wax naa bu ci nekk écho bi lan lay seet ci ëmb gi bu dee en santé privé dans le domaine privé sax weer gu yàlla sàkk nit ki dafa war a def consultation defaale écho bu ànd ak consultation te mooy gën a cher mais comme ni ma ko waxee ñun on est dans le domaine de la santé publique donc dañuy xool ni nga xam ne nu mu gën a seddee ci borom kër yi te aussi du lor kii nga xam ne dafa ëmb ak ki mu ëmb donc munu see ñàkk parce que première CPN gi dama koy wax première visite bi ñu bindal la écho yow ñëw nga daal di nga defal nañ la xool la naan la yow ëmb nga daal di ñu bindal la écho nga daal dem toog sa kër defoo écho bi yàlla def ëmb bi fu mu sosoo waru fa sosoo balaa nga koy xam fekk defoo écho googu noonu fekk complication la ñuy egg bu ko defee mu ànd ak mettitu biir yu tar ak ñàkk deret bu bari foofu noonu buñ fa eggee noonu femme boobu noonu bu dëkkee fu sori ville bi wala mu ñëw fekk gynéco nekkul sur place wala gynéco bay nga jàpp ak beneen malade foofu moom bu ñu amul chance tuuti femme boobu dinañ ko ñàkk ndax la parce que day rey bu gaaw parce que nit ki day ñàkk deret te deret bi du arrêté parce que ëmb gi fu mu nekk waru fa nekk te ñun gisuñu ko parce que échographie mooy permettre nga xam ne ëmb googu nekk fa fekk wanewul signe goo xam ne te fu mu wanee signe rek boobu fekk na ñu ngi ci complication donc kon xam nga échographie am na solo ñu daal di ñëw ci xale bi nga xam ne ñu ngi toll ci deuxième visite bi war a xool ay cëram xool ndax am na malformation yoo xam ne ñëpp xam nañ ne même boo ci wasinee doom ji du dund wala doom bi bu dee dundoon na it
parents yi dinañ sonn ñëpp dinañ sonn parce que am na ay malformation yoo xam ne compatible ak dund kooku bu fekkee ne deful échographie boobu ñun duñ ko gis duñ ko xam dañuy wëyal ëmb gi rek mi ngi màgg ci biir bi la ñuy wax ñu ngi contrôler ba muy wasin ñu daal di génne daal di gis loo xam ne ay malformation la peut-être loo xam ne waroon nañ ko arrêté yàgg na donc xam nga ne loolu lu am solo la ñu daal di dem ci ñetteel échographie gi nga xam ne ñun moom la ñuy def parce que en général dans le domaine de la santé publique ñun ñett sax la ñuy def benn échographie ci trimestre bu nekk dégg nga bu fekkee ne nit ki amul complication yi waral ñu gën a pousse échographie yi ñetteel googu moom moo ñuy permettre ñoo xam xale bi naka la toll ci poids naka la toll ci taxawaay bu ñu xamee poids wu xale boobu xam naka la toll déjà mën nga am à peu près ak femme bi ngay xool di ko seet xam ndax doom bi war naa mën a jàll ci wasin normal wam déet nga teel a référé sa femme walla nga teel ko yóbbu ne ko booy wasin jarul ngay ñëw ci hôpital yi ndaw yi jubbalal directement fu am bloc opératoire pour ñu mun la xool bu baax donc kon gis nga ci bu ci nekk bu nekk amaana am na importance am boo xam ne c'est capital boo ko defulee nag yàlla mën na ci def ndox bu sedd feek dara amul ci yow mais bu dee dara am na ci yow rek loraangee ngi noonu boo xam ne mënoon nañ ko moytu waaw muy lu am solo lool Joël Bandagny man moom tey maa ngi jàng lu bari di dellu si ci li nga xam ne moom mooy écho boobu mais est-ce que par exemple goxaat yu ndaw yi village yi ak yooyu est-ce que ñooñu noonu am nañ à leur disposition échographie bi waaw loolu état du Sénégal ak ministère de la santé mi ngi ciy def ay jéego ndax ñi ngi former ndànk gaa nag pas comme nuñ ko bëggee ndax bu ñu sañoon ñëpp yemandoo ci formation gi ñëpp amandoo en même temps mais comme xam nañ ne lépp loo xam ne mbirum xaalis la rek du mun a rek gaaw walla mu kii dañ koy ndànk rek ba heure bu muy daal di antu donc commencé nañu former ay sages-femmes yu bari ci li nga xam ne ci ñu mooy échographie donc fu mu nekk nii li ci ëpp ñi ngi privilégié ñi nga xam ne ñi ngi ci poste de santé yu sori yi comme ça ñu mën a am à leur disposition matériel échographique ba nga xam ne femme bi bu ñëwee rek dinañ mën a coupler waale seen consultation prénatale ak seeni échographie bu femme bi ñëwee tamit leneen lu nga xam ne lu dul consultation moo ko indi woon waaye mu am ay jàmbat yu nga xam ne laaj na mu def échographie bu boobaa ñu mën ko defal nu mu gën a teelee pour teel a xam lan moo nekk ci moom bu jaree ñu référé ko bu jaree ñu defal ko prise en charge ñu mën ko defal prise en charge nu mu gën a gaawee. may fàttali ne ñu ngi dalal Joël Bandagny nekk sage-femme yéen a ngi teewlu seen rajo Génération FM la 93.4 ñuy waxtaanee tey nag lu jëmee ci consultation prénatale maanaam caytu bu ñuy caytu soxna bu wan lor ngir xool évolution doom bi ci li nga xamante ne nii moom mooy biiru yaay ji donc tey boobu ba léegi ñu ngi cay waxtaan ba 17h jotee ba tey ak Joël Bandagny waaw Joël xanaa rek ma dellu si waat ci benn question muy lu ma soxal lool ndax souvent bu jigéen bi wanee lor damay gis ngeen di jël poids jël glycémie est-ce que mën nga dellu si nga wax ñu exactement lan mooy lu normal parce que sama genre yu tuuti yi moom ma xam naa suñuy poids duy gaaw a mat donc mën nga dellu si tuuti nga wax ñu lan mooy poids bu normal bi nga xam ne moom ngeen di gis ngeen ne jigéen ji xëj na mën na évoluer normalement. D'accord donc ci poids bi li may njëkk a wax ne mooy nit ku nekk ak sa tolluwaay waaye ñëpp xam nañ ne surpoids feebar la obésité feebar la ñi nga xam ne dañoo mel ni man moom macha allah moom dañoo war a gën a farlu seen bopp donc ñooñu suivi bi dañ ciy gën a bàyyi xel parce que jigéen ji ëmb diggante bi mu ëmbee ba bu muy egg ci 9e mois li mu war a jël ci poids bu yokk ci li mu jotoon a am avant boobu warul dépasser 11 kilos donc ni muy amee poids déjà boobu bu gaawee rek ñun dinañu ragalloo dinañ commencer bàyyi xel ci suukaram
ndax nekkul di def diabète bu ànd ak grossesse ndax am na diabète yoo xam ne si ëmb dong la ñuy feeñ bu ëmb bi jeexee ñu daal di bàyyi ko am ñu nga xam ne aussi ñi ngi àndaale doomu jàngoro kii feebaru diabète bi feebaru diabète ji boo ko àndaalee day tax sa poids da ngay jël poids te poids boobu ngay jëlaale xale bi tamit day jël poids loolu dañ ci bàyyi xel parce que xale bi bu am na comme ni ma ko waxee sànq nu muy toll femme bi du mën a def accouchement bu normal donc loolu bokk na si lii war tax ñuy jël poids mais poids bi moom c'est surtout accès si ñi nga xam ne elles sont fortes elles sont corpulentes donc dañuy bàyyi xel si ñoom mais nit ku tuuti aussi day jël grossesse am def grossesse am normalement liñ ciy suivre rek mooy ne si diggante ëmb googu bu mu jël moom it poids bu ëpp 11 kilos maanaam jël poids bu gaaw daal boo xam ne war nañoo ragaloo ne am na leneen lu nekk si suuf li jëmee aussi si tension bi léegi gis nañ ko feebaru tension dafa bëri tension surtout si ëmb lu ñu ragal la ndax day lor yaay day lor doom mun na tax ëmb gi du antu sax mun na yóbbu bakkanu yaay ji mun na yóbbu bakkanu doom gi donc loolu moo waral dañuy xool tension bi di ko surveiller fekk mu ngi ci normal bi alhamdulilah mais fekk nekkul ci normal bi rek dinañ ko gën a jege bu boobaa sax consultation yi dañ koy gën a jegewal waaw parce que kooku dafay demander un suivi qui est rapproché bu laajee ñu jox ko ay garab bu laajee ñu référé ko aussi ci gynécologue bi walla ci cardiologue bi pour mu xool ko tamit dinañ ko référé aussi par rapport ak état wam lan la présenté. ok par rapport ak sensibilisation bi parce que bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu am mot na lu toll ci at walla ñaari at yéen a ngi wàcc ci terrain bi chaque jour di expliquer ñi leen di fekk ci yéen a ngi leen di convaincre mais ba tey am na ñoo xam ne dañoo lànk bañ maanaam jigéen yu réticent yi ñi nga xam ne des fois dañuy jël ëmb du ñu jege hôpital ba yàlla def des fois aussi ni jot rek ngeen gis leen hôpital léegi yan piste de communication moyen de communication ngeen di utiliser face à ces gens-là. waaw loolu moom du ñàkk comme loo gis rek li ko tubaab bi waxee rek fokk mu am ñi nangu ñi bañ mais man je me dis que comme ni ma koy waxee chaque jour loolu laay wax sama cliente yi yéen suñuy premier relais ndax yow miy ñëw ñu seet la waxtaan ak yow waxtaan ci kii nga xam ne dafa ëmb naka la war a doxee naka la war a lekkee naka la war a kii lan la war a moytu ñu saytu yaramam xool ay weenam wan ko naka la koy xoolee ak lépp li nga xam ne mooy ànd ak ci consultation prénatale bi loolu noonu pour man boo fa jógee rek war nga ko wasaare fi nga dëkk war nga ko wasaare sa biir kër war nga ko wasaare sa biir koñ koo gis mu wan na la war nga see mën a waxtaan ak moom xool ndax mu ngi dem visitu daal di loolu mais aussi góor yi jàppale ñu ci mag yi jàppale ñu ci ndax li tax ma wax loolu parce que lii waral loolu aussi am na ci part financière des fois nit ñëw nga ne ko wu tax visito ma ne ma aw ma xaalis walla sama jëkkër joxuma li ma ñëw visito kon kooku xam naa bañul ñëw visite waaye li ko war a mën a indi yoru ko walla nga ñëw ñëpp xam nañ ñu ngi Afrique dañoo bari ay préjugés ëmb kenn war ko teel a wone ëmb dañ koy nëbb ëmb dañ koy lii des fois nga nëbb loo xam ne mooy indi sa loraange nëbb sa ëmb bokkul ak nga ñëw hôpital saytu sa yaram saytu sa wérgu yaram saytu sa évolution grossesse ak sa doom ni mooy évoluer sa biir boo demee sa kër boo ko noppi waalee koo ko waxul du ko xam waaye nag seet bi moom dafa war a teel loolu moom bokk na ci li ñuy jooy saa su nekk li ñu gën a jooy moom mooy première visite yi nga xam ne famille dañ koy raté vraiment loolu moom soxal nañu torop fu ñu ko mën a jooyee dinañ ko jooy ngir famille dégg ko xam ne dafa am utilité bu baax a baax pour ñoom ak pour seeni doom muy lu am solo ndax première visite boobu man de li nga fi expliqué yëpp boo ko waxutoon xaw ma ko woon sax donc am na ñu bëri ñu mel ne man ma leen di ñaax ni ko madame bi waxee rek ngeen fexe dem defi ji seen première visite bi ndax solo sum si wax tey ku mu doon moom it di nga daw boo amul xaalis da nga ko lijjanti ji ndax tey ku ñu ne natt mu lijjanti natt xam nga sànq yaa ngi ne part de responsabilité góor ñi dëgg la am nañ ci wàll waaye jigéen ñi boo leen nee natt dinañ lijjanti xaalis bu ñu nattee pour bañ ñu xeeb leen ma am yaakaar ne noonu lañu war a taxawee également pour seen santé ñu wéy ba léegi ci loolu
dafa am ku ma yóndee woon sànq benn laaj ne ma émission bi buy démarrer nga laajal ñu soxna si lan moo waral souvent ñuy wësin am ñuy wësin ci juróom-ñaari weer parce que nee na moom daf ko am ñaari yoon xëj na sax ba ma ko nee consultation prénatale mu ne ma dimbali ma rek laajteel ma question boobu noonu. waaw loolu dafay faral di am. ñoo xam ne dinañ wasin seen doom ci juróom-ñaari weer. mais comme loolu li may wax sànq rek moo waral consultation prénatale yi pour war a teel a mën a détecter anomalie yi ak complication parce que loolu complication la. du loo xam ne dafa normal. parce que jigéen ji aussi bu nekkee kolam bii nga xam ne moom moo tëju pour ëmb gi mën a egg ba ci juróom-ñeenti weer kol googu dafa oyof. dina gaaw a kii parce que dina am fu mu toll di saayu ëmb gi kol gi day daal di ubbeeku bu xasee ba ubbeeku rek boobaa foo ko wasin am. waaw bu fekkee mën na am aussi yeneen feebar comme yi ma fi wax léegi. ay diabète ay tension dina tax nit ki wasin te heure wasinam jotagul parce que day ñëw daal di dolleeku ci lii nit ki nekkee indi ko ay complications yoo xam ne dina tax du mën a yóbbu grossesse am à terme. mais ñi nga xam ne feebaruñu moom en général tey am ëmb di wasin 7 mois 8 mois ñooñu moom lu ko ëpp ci li ñu ciy seetlu mooy butitu njurukaay bu oyof. donc xam naa ne mu ngi ñuy déglu mu nekk loo xam ne lu ko jaaxaloon la nee naa leen lépp loo leen bëgg lu leer rek dee leen déglu Génération FM ci émission bi mu daal di lëkkalee ak waa ENDA tey ñu dalal ci ki nga xam ne mooy Joël Bandagny mu ñuy jàngal bu am solo lool auditeurs yi nekk fépp ci Casamance ba ci diaspora bi ñeneen ñi nekk ca Sandiara te di ñu teewlu jamono ji kii mooy Joël Bandagny di fàttali rek ne émission bi nag émission bu am solo la ndax démb defoon nañ benn ci wàllu planning familial tey ñuy wëyaat encore ci wàllu consultation prénatale léegi nag dañuy daal di laaj suñu ganu bis bi consultation prénatale yooyu noonu jigéen boo xamante ne nii defu ko carrément defu ci même benn est-ce que bu ñëwee bay wësin yéen nan ngeen di def pour mën a détecter ay groupe sanguin ay yeneen ak yeneen date d'évolution grossesse wala bu boobaa da ngeen koy muccal rek. waaw li ñuy njëkk a def kooku noonu bu egsee mooy defal ko prélèvement parce que nu mu bon fokk ñu xam ban groupe sanguin la bokk. xam deretam fu mu toll. parce que déjà bu fekkee ne kooku deret bi mu am néew na trop kooku fokk ñu gaaw may ko deret balaa mu am ay loraange. parce que boo nekkee yow da nga ñëw amoo dara nga daal di wasin daal di si boole commencé di saigner kooku xam nga dañ koy ñàkk ndax ba xamal la sax balaa ñoo egg hôpital waaye balaa ñoo génn hôpital gi kooku dinañ ko ñàkk. bu ñu daal di def prélèvement googu def ko rapidement jéem a xam naka la ak nan la dinañ si xool tamit bu fekkee femme bi moom jàpp na kañ la mujj woon fóot ban weer la mujj woon fóot donc loolu dinañ ci daal di corréler xool par rapport ak ñun bi ñu ko seetee ñu biiram toll ni ñu gisee ëmb gi mun a xam à peu près ci ëmb bi ci ñaata la toll mais comme ni ma koy wax rek day doon li nga xam ne rek dañuy for fii rek daal di dajale xool daal di kii mais du doon loo xam ne dafay exact mais dañuy xool parce que boobaa nit ko sax mun na am ëmb goo xam ne dépassé na terme bi mais boobaa doo ko xam parce que dangay corréler rek te amaana ñu bari bu ñuy ñëw koo ci laaj kañ nga mujj woon fóot mun naa la fàtte naa ko man nee naa nag man femme yi xaw ma lan moom loolu moom jaaxal na ma torop moom manit waaw kañ nga fóot mu naan la jàppatuma ko man daal loolu moom jaaxal na ma torop te xam naa ne kuñ ci newoon kaay kañ lañ nga jëndoon sa gestionnaire gi dina wax kañ la ko jëndoon waaye daal jaaxal na ma loolu daal ñu gën a forlu aussi ci jàpp kañ la ñu fóot boo ko mënta jàpp calendrier yaa ngi sa kër gi wutal sa calendrier bu ndaw bés goo gis ci weer gi rek cochel donc loolu dina la permettre boo tëbee rek di nga xam ne tëb naa donc di nga mën a xam à peu près kañ laa fóot donc loolu daal moo ñuy permettre ñu xam à peu près grossesse bi si ñaata la toll ak defal ko prélèvement d'urgence pour xam ndax kooku noonu dina mën a wasin si fi hôpital bu ndaw bi wala immédiatement fokk ñu yóbbu ko si hôpital bu mag wala ñu may ko deret wala naka ak nan la ñuy def ak moom voilà. léegi yéen lan ngeen jot a def loo xam ne dina permettre nit ñi ñu comprendre solo bi nga xam nga li nga fi expliqué tey dafa am solo soo xamante ne nii man dama ne sax warul woon yem ci rajo bi dong
dëgg la rajo bi ñu bëri nga koy déglu waaye est-ce que di ngeen wàcc ci terrain bi di expliquer nit ñi ak boo leen wàccee ci terrain bi yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel. waaw dinañ wàcc ci terrain bi waaye li ci ëpp nag bàjjana gox yi ak matron yi ñu ngi siy def ay jéegu waaye yu am solo ñi leen di nuyu di leen jaajëfal di teg nuyu bi ci loxo bàjjan Fatou Cissé bi nga xam ne mooy bàjjana gox bi jiite ci région bi ñu ngi siy def ay jéego ndax ñoom lu ci ëpp ñoom ñooy dem ci VAD yi di dugg ci kër yi di dem ci AV yi avec yi waaw ci avec yi di dem ci tuur yi pour waxtaan ak jigéen yi donc ñoom ñu ngi siy def ay jéego yu kii lépp rek pour comme ni mu ko waxee nit ñi xam solo gi yitte gi nga xam ne yitteel war na leen ko yitteel pour ñu xam ko ñun aussi des fois dinañ def suñuy waxtaan ak jigéen yi heure visite yi dinañ ko def boobaa ñëpp ay jaxasoo kii ñëw visite kii ñëw pour planning kii wasin ba noppi kii ñëw parce que am na lu koy metti rek wala am na infection comme ça lépp daal ñëpp déggandoo ko comme ni ma koy waxee rek kenn ku dégg rek boo demee rek normalement war na am keneen ku dégg ñu jottalante bu ñu ko defee noonu rek bu yàggee rek defe naa ñëpp dina wër ñëpp te defe naa xanaa dinañ góorgóorlu yi nga xam ne moom lañuy jooy yëpp bu ko defee daal mu daal di dagg incha allah. ci cause yi la ñuy dellu si. sànq da nga wax benn cause laal ci bi nga xamante ne ni moom mooy l'aspect financier waa est-ce que si info yi ngeen di am yéen est-ce que financement rek moo war mooy dee bloqué jigéen yi pour ñu ñëw est-ce que amul tamit aspect social bi. si dina am bu weesoo aspect financier bi parce que ku si nekk comme ni ma koy waxee am na ay préjugés ñun on est en Afrique am na ñoo xam ne que mu ñëw ba léegi ay affaire de dem hôpital am na ñoo xam ne dañ la naan ëmb teel kenn du ko teel a wone donc yooyu yëpp du point de vue social dina tax nit ki duñ ko teel a gis hôpital wala duñ ko sax gis ci hôpital bi am na ñoo xam ne aussi boo waxee dinañ la naan des fois su ma demee damay yàgg ci rang bi foofu dangay toog toogaay gu yàgg di jéggalu nag suñu client yëpp du suñu coobare mais ñëpp war nañu xam ne Sénégal dañoo manqué sage-femme ndax ratio sage-femme mu Sénégal benn sage-femme la pour 5000 jigéen xaw ma naka la xaw ma ñaari junni la xaw ma téeméeri junni xam ngeen loolu juróomi junni loolu bari na torop benn nit nga bëgg ëmb juróomi junni nit loolu dafa bari donc bu ñu sañoon ku ñëw balaa ngaa naan salaamaaleykum am fa 15 minutes li la fi indi dinañ la ko fajal ba nga ñibbi mais nag comme li ñuy wax ku sañta bañ sañ a nangu ñu góorgóorlu rek gën a jàpp ak gën a teel a ñëw aussi parce que yow déjà bu fekkee da ngay ñëw di jooy yàgg yow nga bëgg toog ba 10 heures wala def sa liggéeyu kër ba pare daw nga ñëw hôpital loolu tamit dafay xaw a métti ndax ñëpp bu ñu defandoo noonu ñëpp même heure ga la ñuy ñëw fekk kii xëy na depuis 8 heures wala depuis 9 heures toog di xaar nag moom boo egsee dangay toog di leen xaar ñoom ñuy ñëw am na nag ñoo xam ne moom dañuy teel a fajaru teel a ñëw donc boo teelee ñëw aussi rek daal di teel a dem mais comme ni ma koy waxee rek du suñu coobare te ñu ngi siy jéggalu waaw liggéey gi moom moo demee noonu te ku nekk tamit booy ñëw am na li la soxal am na loo xam ne boo ñëwee bu nga ñu déggloo wéye la ko comme ça booy ñibbi nga ñibbi ak xel bu leer donc mënuñu aussi nit ki bu ñëwee rek ñu patamee ko ndax nit ñi bari nañu ba nga xam ne buy dem li ko fa indi woon mu ay jaxase moom lay demaate bëgg nañu bu nga xam ne bu fay ñëw daal lépp loo xam ne moo jaxasoo woon ci xelam balaa génn hôpital ba mu doon li nga xam ne da koy leer bu subaa buy ñëw xëy na peut-être beneen inquiétude la fay indi mais du doon même inquiétude bi te comme ni mu koy waxee bu boobaa day doon relais ndax inquiétude boobu bu déggee ku koy wax rek moom ci boppam dina ko mën a indi leeral ba xam ne peut-être sax kooku du soxla egsi hôpital xëy na parce que dina ko mën a expliquer bu leer daal voilà. xam nañ ne juróom-ñeenti weer nga nax ko ëmb ci jigéen déjà rek problème la charge la mu nekk lu psychologique ci jigéen ñi est-ce que yéen a ngi taxawaay itam accompagner leen sur le plan social maanaam wax nga sànq waxtaan bi wante souvent dañuy dégg patientes yi di leen reprocher ne souvent accueil bi ñuy xaar ci yéen wala waxtaan bi ngeen leen nar a defal doo leen ko def yenn saa yi sax ngeen jëme ba di leen yuuxu wala di leen gëdd loolu nag par rapport ak ñi koy def ban xalaat nga ci am ak it ban conseil ngay jox sa morom wala sa ay naataango yoo xam ne dañuy taxawee noonu parce que loolu tam day décourager consultation di jéggalu rek toujours suñu client yi si lépp loo xam ne neexu leen
parce que loolu defe naa taxul kenn xëy sa kër sol say dàll la ñëw ne maa ngi xëy liggéey si di jégalu nit matul nag waaw tey jii sax kii ñëpp naan baax na mun na am tey mu xëy benn jour nekk une journée sans mu wax sax peut-être du si bàyyi xel sax mu frustré nit ki donc comme que ay nit lañu li ñuy jiitoo rek mooy jéggalu di xamal ne aussi képp ku sol blouse rek du sage-femme loolu moom doon na li ñu sonnal te ñu ngi koy xeex sax pour sage-femme yi di sol seeni blouse muy blouse rose kenn bañ ko nuróole ak ñoom comme ça bu boobaa boo ñëwee di nga xam ndax sage-femme bi nga waxal walla waxoo ak sage-femme bi voilà loolu doon na ñi koy def nag di ñaan yàlla ñu xoolaat bu baax ndax ku si nekk defe naa xam nga lan moo la tax a jóg xam nga sa métier lu mu laaj ñu gën a góorgóorlu dara yombul mais nañu góorgóorlu lu waaye doon def benn rek mu góorgóorlu gën ko yokk waaw ñu gën a taataan suñu famille gën leen defal gën a dalal seen xel yi moom daal laay ñaan sama bopp moromu sage-femme dañuy desandi wax naa ko démb duñ la dalal ci émission bi ndax dañuy dem ak actualité ay fan yu néew a ngi nii matul sax semaine dañu fekk bébé boo xam ne dañ ko sàndi fële ca Lindiane muy bébé boo xamante ni dafa doon doog a juddu est-ce que tey am nga yaakaar ne bébé kooku nga xam ne moo am doom bi ndax jot na yegg ci sage-femme bu ñu sukkandikoo ci information yi ñu am ndax tey jii bu jaaroon ci sage-femme xëj na ndax du leen ko doon mën a dénk xale bi au lieu que mu dem di sànni xale bi ba di dëpp bakkan bi ba mu naroon ci ñàkk bakkanam waaw di ñaawlu loolu bu baax a baax a baax a baax a baax comme ni ma koy waxee rek jur doom ëmb ko juróom-ñeenti weer benn fan ñëw nga xaw seedee wësan ka daal di ko sànni gaa ñi koy def sax du seen coobare parce que boo gëstoo seet ba si biir a biir di nga gis beneen problème social bu gën a xóot loolu mais mooy comme ni ma koy waxee rek muy waral ne waxtaan bi dafa war a am ñëw kër hôpital bi dafa am ndax du benn du ñaar sage-femme dajeek nit mu ñëw doon xool rek ndax dafa ëmb ndax day naan dama tëb weer ñëw bëgg liggante loolu ñëw nit ki ñëw nga wax ko nga ne ko da nga ëmb mu wóor na la ne kii li mu ëmb ne bëggu ci dara mais boobaa da nga mën a waxtaan ak moom di nga ko mën a defal di nga ko mën a xëccaat indiwaat ko delloo ko ci yàlla delloowaat ko ci àdduna xamal ko li nga xam ne mais bu fekkee kooku dafa nëbb ëmbam bi ñëwul amaana waa këram yi mu dëkk sax xamaana amul parce que am na ñoo xam ne dinañ ñëw wasin seen doom ba pare sànni ko waaye bariwul lu ci ëpp duñu ñëw wasinee ci l'hôpital gi donc baax na aussi ku ci nekk waa kër hôpital yi bàyyi ci xel mais loolu day fekk tamit nit ki ñëw hôpital mais baax na aussi famille yi nañu gëstu nañu bàyyi xel nañu am seetlu doom boo ko yoree danga koy seetlu danga koy xool donc koo xam ne parce que kii nga xam ne wasin na daal di jël doom bi sànni kooku am na yaakaar ne kenn xamul ne ëmb na te kooku mi ngi dëkk kay nit kon kooku xam nga seetluwuñu ko ndax buñ ko seetluwee dinañ xam ne kii kat am na lu mu àndal buñ ko gisul dara dinañ ko xool bu baax dinañ wax ak moom bu ñu xëyee gisuñu doom ak moom dinañ xool ne yow diw ana li nekkoon ak yow donc na parents yi gën a bàyyi xel ci njaboot gi voilà te xëj na bu ñu sukkandikoo dafa dellu siwaat ci li nga doon wax sànq muy lu am solo xëj na bu ñëwoon def consultation waxtaanoon ak nit xelal ko ni man kat lii moo ne ci man ngeen defal ko amaana tey du yegg fii nga xamante ne nii foofu la yegg donc muy wane encore une fois seen liggéey yéen dëgg la yemul rek ci piqûre wala muccal wante accompagner aussi nit ki de sur le plan social. effectivement parce que du benn du ñaar nit ñëw ak ay problème am yu dul problème mu sax ëmb wala problème mu feebar mu ngi woyaale ëmbalam bi normalement mais mu am problème social yoo xam ne munu ànd ak ëmb amaana ak jëkkëram wala ak ay goroom wala sax dañ ko yor mais bu boobaa comme ni nga wax nii wala ñu ëmbal ko bëggul ci ëmb bi dara mais buñ ci waxtaanee nit ki ba defal ko ba xelam dal ñun dañ ciy boole sax woote jéem a woo ay parents ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom waa illaa ñu sol suñu dàll dégg ba foofu jéem a toog waxtaan ak ñoom jéem a regrouper waat famille bi parce que nag erreur du ñàkk bakkan moom fii ak mi ngi dund rek erreur xaj na fi ñun ay nit dongo lañu yàlla rek moom perfection
waaw donc erreur fu mu mën a am rek jéggale war na fa mën a am ak compréhension sa doom ëmb nag nekkul ci sëy neexul kenn waaye tamit parents yi nañ ci ànd ak yàlla aussi loo xam ne mënoo ci dara danga ci rek nangu ànd parce que am na noo xam ne tamit boo ko buntu xatalee sa doom mu ragal la ragal goo xam ne la ko dal sax du ko sañ a ñëw eggee ci yow loolu boo mbay dina la ko nëbb da naan sama papa ji de bu yégee ne dama ëmb dina ma rey wala sama yaay bu yégee ne dama ëmb dina ma rey kooku xam nga ne doom boobu du mës a ñëw exposé la li ko dal dina nekk di ko nëbba mais li nga xam ne moom kaw la jëm moom xam nga neexut a nëbb bu génnee boobaa ci lii lay mujj sànni sa doom wala rey sa doom donc nañu delloowaat suñu xel ñun ñëpp uf njaboot ji xam ne ku njaboot rek lu nekk rek mun na si mun na see am mais tamit doom moom boo ko yoree mu neex mu nakari danga war a accompagner ak li mu nekkee waaw ci loolu la ñuy desandi sax ma bëggoon la laaj Joël ki nga xamante ne ni tey xëj na dafa wan lor dem na ba toll ci période bi nga xam ne ci la war a def première consultation waaye yàlla def moom nee na yorul dërëm bu ñëwee fekk ci leen ci hôpital bi lan mooy doon seen taxawaay est-ce que da ngeen di am cas yu mel noonu ak boo leen ko amee yéen nan ngeen di def waa dinañ am cas yu mel noonu am na yoo xam ne sax yàlla dina def yow sa bopp nga mën ko prendre en charge mën ko may consultation xool loo nga xam ne am nga ko mën nga ko may wala loo xam mën nga ko jënd waaye ila assistance sociale yi ñi ngi fi aussi mun nañu boole nit ki ak assistance sociale bi nga xam ne moom loolu moom mooy liggéeyam mu gën a xuus gën a ak moom def enquête ak moom ba xam lan mooy kawam ak lan lañ ci war a mën a def daal donc daal képp koo xam ne dafa wan lor war na mën a ñëw consulter wu lan mooy sa appel bu mujj fii ci sa émission bi ñu la dalal sama appel bu mujj mooy di ñaan jigéen ñi nañu farlu ci visite yi surtout ci visite bu jiitu bi parce que famille sax ñi ngi góorgóorlu di ñëw ci visite bi waaye bu njëkk bi moom wax dëgg yàlla boobu moom doon na li nga xam ne moom fu mu nekk nii moom li ñuy jooy lu gën a bari parce que li ñuy ratee première visite bi bari na te dafa am importance comme ni ma ko waxee consultation bi benn gënu ci morom yépp bu ci nekk ak importance su boppam donc ñi ngi leen koy ñaan ñi ngi leen di ñaaxaat jigéen ju won lor toog weer tëb ko photo ñi ngi la ñaan solo sa dàll nga daal di waaxu ci ñëw l'hôpital ñi ñu dëkkal ci kër yi di goro yi di yaay yi di njëkke yi di jëkkër yi ñoom aussi nañ ci jàpp sa jabar boo gisee ne tëb na weer gunge ko l'hôpital wala nga jox ko lu mu ñëwee hôpital ñu xool li wér gu yaramam laaj ñu mën ko topp ba mu mucc ci jàmm ak salaam lancé nga appel ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi laalaale ñi nga xam ne itam ñoom ñooy góor ñi nguuru Sénégal itam lan mooy li nga xam ne mën na ko ci yokku parce que sànq yaa ngi ne dañu jël benn sage-femme jox ko lu tollu 5000 patients donc mu war leen xool war leen saytu ban appel nga am également booy lancé suñu nguuru Sénégal. appel bi may lancé gouvernement du Sénégal mooy pour que ñu def recrutement massif de sage-femme ndax soxla nañ ko fu mu nekk nii sage-femme yi génn ci école ñëw di liggéey volontairement ñooñu bu ñu bankoon seen loxo sax ñun ñi dañuy daw daal di ba parce que dootuñu mën donc bari na ñi nga xam ne ñi ngi ci biir hôpital yi ngeen leen gis kenn embauché wu leen embauchement amuñu ko ñu ñaan ñu embauché sage-femme yi parce que jàng am sa diplôme bëgg liggéey bëgg dimbale sa bopp dimbale sa waajur tax nga góorgóorlu ba egg fi nga egg toog di chômer neexul mais tamit métti na ci suñuy cliente toog xaar bu yàgg bi métti na donc gouvernement du Sénégal vraiment daal maa ngi leen di ñaax di leen ñaan pour ñu def un recrutement massif des sages-femmes. mu nekk nag appel bi nga xam ne moom la Joël Bandagny doon lancé nguurug Sénégal un recrutement massif des sages-femmes d'État donc un réel problème ici en Casamance et même dans le pays donc ñu ngi koy sant di ko gërëm Joël ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di remercier waa rajo Génération FM di remercier seen auditeurs yëpp di remercier suñu partenaire ENDA mi ñu permettre ñu ne fi di remercier waa
membre association régionale des sages-femmes du Sénégal bi ma teewal fii di démembrement association nationale des sages-femmes di nuyu képp kuy sage-femme ci Sénégal di nuyu suñuy bàjjanu gox di nuyu suñuy matron yi nga xam ne ñoo ñuy jàppal ci liggéey gi ni mu métti métti bu ñu fi nekkul woon mu gën a métti ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier. am na ku ma bind message léegi nee na moom dafa bëgg a xam tubaab fan la déggee olof moom nee na bandañi française la ah nee na bandañi française la de. non bandañi bi nag moom Casamance gii la juddoo. waaw fii la bokk de. Dakar la juddoo nag. waa nag waay Casamance la. maa ngi cosaanoo ñaagis gii di mankaañ. waaw bandañi moom mankaañ la. waaw xaw naa nuroo nag ak tubaab nag. waaw ñuy nuyu population ñaagis. di leen sant di leen gërëm mbokk yi yéen ñu doon teewlu seen rajo Génération FM émission santé bi lañ leen jagleeloon démarré ko ba 17h jotee ànd ci ak Joël Bandagny mu nekk sage-femme d'État ca centre de santé bu Ziguinchor te ñu gën koo xamee ci turu hôpital Silence mu nekk lëkkaloo bi nga xam ne ENDA ak it waa Génération FM ak moom mi fi représenté sage-femme d'État du Sénégal ñu amoon mbégte di leen ko présenté di leen ñaan nag ñi nga xam ne ñoom ñooy déglu ñu bañ a déglu rek mu dugg ci bii nopp génn ca ba ca des di leen ñaan lépp lu fi Joël wax tey muy lu am solo lool ngeen daal di koy jël boole ko dëxëñ ko def ko mu nekk ci seen pochette foo leen di dem yóbbaale ko maye ci waaye itam bis bu nekk foo leen toll ak fu bis bu yàlla sàkk ngeen daal di xam ne lii lu leen war la loo leen war a def la ndax wér-gu-yaram kenn mënu koo jënd jàngeen jëf bu leen dem fenn ci kanam Khalil Diémé dina ñëw ak yéen ci xibaar yi ci kàllamay nasaraan